bi nga wootee meeting keroog ca Matam ay gone Matam génn nañ ne dëkk bi mënut a nekk ci coono yooyu ñoom gone yi jàppuñ ci dara yéen ngeen jël xaalis bu bëri yàq ko ci meeting boo xam ni am na rassemblement déjà ci wàllu wér-gu-yaram am na luñ ci mën a tawat ba noppi itam gone yi sonn ngeen jël xaalis pasare ko ci meeting boobu. merci Babacar donc ginnaaw bi ma la nuyoo sant la gërëm la di remercier le président directeur général wala le président du groupe Futurs Médias nga xam ne bu ñu fi mën a toog tey jàkkaarloo ak téléspectateurs yi ginnaaw yàlla moom moo ko waral di notre ami et grand frère Youssou Ndour mais di remercier les xalifs généraux yi nekk ci biir Sénégal yépp xalif général des Mourides nga xam ne xalif bu baax boobu xalif général des Tidiane ku yaatu xel boobu bu Canaba bu Njaasaan bu Laayeen ak diine chrétien bi nga dem famille Taaleen Ceerno Bachir Muntaga Ceerno Madana Tall Ceerno Ahmad Tidiane Babou Madina Gounass Ceerno Mansour Baro bu Mbuur xalif généraux yépp maa ngi leen di gërëm bàyyiwuma kenn di jaale ñi nga xam ne ci événement yi fi passé d'abord dama leen di jaale seen mbokk yépp di jaale notre consul général décédé en Côte d'Ivoire Abdou Karim Bass ñu dem jëbbal ko boromam dimanche bi passé di jaale mbokkam yépp d'abord damay corriger parce que buñ ne xaalis dañ koy jël di yàq meeting ak politique ñoo ànd daa mel ne nga naan ziyaara am na lu nekk rek dafa am critère. mën na koo méngale ndax lu nekk ak waxtoom. waaw moom laa lay expliquer rek. aw politique amul waxtu. campagne moo am waxtu. faut corriger Babacar. campagne moo am waxtu. campagne loolu état moo koy valider. moment bi ba moment bi mooy campagne. wala élection moo am waxtu mais politique amul waxtu. mënoo nekk ci dëkk boo xam ne région de Matam nit ñi mënuñu faju normal xale yi xëyuñu ñu ne jël nga 120 millions yaak sa gars yi. ku wax 120 millions def ko ci meeting moom lañ dégg ba léegi indiwu leen ci leeral. loolu ñaata ngeen ci def c'est-à-dire que da ngeen am dañoo c'est que da ngeen di fàtte politique dafa am adversité saa yoo defee dara mu baax mu réussir ba ñëpp xam ne li jaar na yoon am na ñoo xam ne lii xol bu bon la ñuy yor pour xajamal loolu te yàlla noppi na. loolu il faut que nit ñi sénégalais ñi nga xam ne dañoo bon xol ci meeting loolu ñëw ma fii di firndeel loolu. am damay corriger d'abord am nga devoir leeral ko. damay corriger d'abord ci sa. ndax réew mi mënuñoo jàmbat. waaw defal ndànk rek Babacar damay corriger jël moyen yooyu. mobilisation boobu xaalis boobu def ko ci. damay corriger d'abord nga wax ne man maa def meeting du man rek maa def meeting. non bëri na les responsables du département am na buy am suba ak gannaaw suba yëpp ci. waaw les responsables du département de Matam gis nañ ko Kolda gars yi génn itam di meeting. ma ne la du man rek responsable du département politique amul jamono amul moment. jamonoy mbas lañ ne dañoo tere rassemblement. waaw defal ndànk rek ñun moment bi état d'urgence bi dafa pare vendredi ñu organiser suñu meeting. loolu moo jaaxal sax ni mu gaawee noonu nu mu gaawee noonu ñaata événement ñoo fi am. mu am ay ndaje yu bëri ci ay dëj ci ay yeneen yëpp ci ay ngénte ci ay xew xanaa ñun meeting bi rek moo leen c'est que meeting bi dafa leen jommal. léegi ba pare loolu ngénte ak xew. waaw beneen mënoo ko méngaleeg ay téeméeri yu dajaloo ci stade rassemblement amee. te dañu tere rassemblement. Babacar. dama bëgg njeextalu état déglante boo ma posé question da nga may le temps de répondre nag. mais du ma la bàyyi nga wax lu la neex. parce que njeextalu ma neex mais ci li nga ma posé question ba léegi maa état d'urgence terewul dañoo tere rassemblement yi dañ ko tere ba léegi. waaw man ma bàyyi ba nga pare posé question mooy ma wax parce que yow laay waxal. maa ngi lay déglu yow dama lay tontu mais téléspectateurs yi laay waxal. maa ngi lay déglu. bul xuloo nag booy. maa ngi lay déglu. voilà dama lay corriger meeting bi du man maa ko def dama ko def ay responsables politiques du département de la Matam ceux qui sont l'APR woote wuñ ñoon sax cadre Benno situation dafa xew ñu nekk ci biir réew mi nekk ay politique wàcc à la base discuter avec nos populations. Ça, c'est remobilisation de l'APR au niveau de la base, montrer à l'opinion qu'il y a des jeunes contrôlés toujours par le président de la République, son excellence monsieur Macky Sall. loolu leer la beneen déglu ma wax la rek lépp dinaa ci ñëw man lu ma waxoon dinaa ko ñeme naa ko waxaat beneen bi ci topp aussi liñ ci jot a def noonu li ñuy séentu ci développement suñu gox du xaalis bi ñu naan def nañ ko ci meeting moo ñu nar a yóbbu fenn. loolu waxu ñi nga xam ne dañuy yàq dafa amul ay teggin. waaw laisse-moi terminer. Quand on parle des hôpitaux président jël na décision di def ay 22 milliards. réhabilitation l'hôpital de Matam ay 4 milliards. ñu soxla déjà financement di Dandamayo route de Dandamayo
Oréfondé jusqu'à Matam am na beneen financement bi yàlla dogal le président de la république ci boppam léegi ci ñu ko mujjee gis laa bokk ni matul sax 1 heure de temps xam naa ni financement Matam jaar noonu dem Cempeng dem ba Orndolde génne noonu Balel dem Gassambiri loolu aussi sotti na su yàlla dogalee mu saa yu ñëwee Matam ñaar yëpp lay lancé ñu commencé ndox yooyu mbir la ñuy séentu ay aérodrome ay agriculture bu moderne du ay peut-être 50-60 millions boo xam ne fexe nañu ba responsable ñi nga xam ne ñoo bokk si ñun nan la ñuy demee jàppale ñu si boobu politique bi ñu bëgg a woote au niveau départemental suñu egsee Fuuta ñi nga xam ne c'est des responsables engagés nan la leen di jàppale ñu déplacé boo woolee mbooloo bu toll noonu aussi il faut ma am ay restauration bu ñu ñibbisee yooyu mbir mënoo koo jëlee ci politique loolu yooyu mbir lu ñuy séntu ci développement Matam ci nguur Macky Sall du lu ñuy génnee di ko organiser ay meeting moo ñu tere egg boobu objectif 60 millions loolu 60 millions nga ni 60 millions ngeen ci def fi jamono tollu jël 60 millions def ko ci ay meeting mais lañ mooy politique ak meeting àndul du teggin xam nga daa mel ni lan la daa mel ni da nga mel ni diine àndul ak ñaan mais yéen bi ngeen di def ànd ak ñaan ndax lépp bi ngeen di def meeting bi dafa fekk fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan ci ay manifestes yu amoon ci réew mi politique laloon ko waaye nit ñi profito doon wane métit bi ñuy dund ci réew mi yow nga jël banaliser 60 millions pour yow 60 millions du dara mën ngeen ko politiquer néew ma la du dara Macky Sall ndax du man rek maa ko génnee néew ma la du dara du man rek maa ko génnee bépp responsable bokk ci département bi yéen waa APR yéen a génne 60 millions voilà donc nag teg mais aussi mën naa ko gàddu sax man ndax ñi ko def dañ ko def situation de solidaire dans notre parti yàq bokkul ak bokk ko ak ñi nga xam ne moment boobu oto yi ñu luwee dañ ciy bénéficier wu ndax ñooñu duñu ay sénégalais carburant bu ñu duy ndax ñooñu duñu ay sénégalais kii wax yàq mooy koo xam ne bokkut ak ñun bëgg bokkut ak ñun gis-gis place bi yàlla toogloo Macky Sall ñu ànd ak moom di ko gungee loolu lay gis loolu lay séntu loolu lay xaar ñoom ñooy communiquer ci loolu. loolu il faut le comprendre mais opinion bi ñi nga xam ne yow ci sa bopp xam nga ni waxoo fi dara. non waxuma fi dara mooy lan Babacar doo bàyyi yi ngay wax ku fi waxul dara mooy lan. mais 60 millions ci réew mu naqari ngeen jël pasaree ko comme ça ndax rek meeting pour que wane ni yéen a ngi jàppale Macky Sall. Babacar doo corriger li ngay wax yàq mooy lan. meeting àndu nag politique dama la ne yow laay corriger pour nga comprendre élection moo am moment élection dafa am jamono campagne dafa am jamono mais politique amul moment meeting saa ay rentrée politique ay déclaration politique ay création de parti politique loolu amul jamono campagne dafa am moment bi nga ko war a def ak bi nga ko warul a def loolu ci état lay jógee élection dafa am jamono mais politique saa yu la jàppalee nga am moyen am possibilité am capacité de mobilisation da ngay dem wàcc sa base def meeting loolu bokkut ak loo xam ne du yàq politique ak organiser meeting ñoo ànd kon kenn mënu leen tàqali ko daa mel ne sol mbubu ak sol tubéy boo solee mbubu te solee tubéy xam nga ni sol woo soo solee tubéy kese te amoo mbubu xam nga ni sol woo. xam nga li ngay wax meeting kenn mënu koo génne ak politique li ngay wax ni bu jaadu woon du ñu gis ay gone génn. oui non def Fouta tampi. il faut nga Fouta sonn xaaral ma wax la rek def ko ci. xaaral ma wax la rek. xam nga même hashtag Fouta tampi ma ne même ci Fouta tampi yi xam nañ leen ñun ñoo bokk fu ñu dëkk duñ leen ŋaññi duñ leen mës a wax lu bon mais dafa baax ngeen xam yéen ñii di gis rek ay image di wax Fouta tampi rek ngeen dugg ci sans ngeen comprendre ngeen xam situation bi nekk foofu. dafa baax ngeen xam ñun déjà nous sommes des hommes politiques xam nañu suñu base bopp fa lañ bokk fa lañ dëkk xam nañ ne 93% yu ñu amal Macky Sall présidentiel passé am na tuuti pourcentage bu àndul ak ñun loolu xam nañ ko on n'est pas à 100% APR ou Macky Sall non du tout mais ñooñu ànduñu ak ñun benn xam nañ ne aussi ñi nekkoon même ci Fouta Tampi am nañ ci une bonne partie c'était des électeurs de Macky Sall li ñuy jooytu ni am na loo xam ne maîtriser wuñ ko à la base wala am na ñi leen manipuler pour nee leen seen yoonu daandamaayo bi jógee Matam une bonne partie côté boobu lañ jóge woon jógee Matam dem yoonu daandamaayo côté département de Kanel financement boobu c'est pas acquis wala am na ay financement 50 milliards yu ñu joxe dans les régions Matam bokk ci yooyu manipulation la ñenn ñi di manipuler ñooñu loolu la ñuy manifester te ñooñu suñuy mbokk la ñu am na ci des gens yoo xam ne électeur Macky Sall te bis bu élection dawee Macky Sall soxla keneen soxla seen carte yàlla Fouta Tampani. je dis pas le contraire Fouta Tampani luy Fouta Tampani question bi ngay poser d'abord lan la firi. mooy Fouta sonn na wala sonnul. Sénégal ak Fouta benn la ñun amuñu ñaari Sénégal Fouta ci Sénégal la bokk
lu tax nga may poser question rek ndax Fouta Tampani Fouta li muy sentir mooy ki nekk Dakar li muy sentir benn Sénégal la amul ñaari Sénégal fii. kon nag nga ni dëkk bi métti na. non loolu dëkk bi métti na mooy lan corona moo métti coronavirus feebar bi moo métti. loolu du coonoy Fouta jiitu na coronavirus. non mais ñaata chef d'état yi fi nekkoon dëkk yoo xam ni amuñu jamono yi ngeen di jël 60 millions di ko def ci stade Matam ba di meeting amuñu lan man jamono yi ngeen di jël 60 millions. waaw di meeting ca Matam. waaw hôpital Ourossogui ba maladie bu ñu tàngee bëccëg ca Garabe la ñuy dem féexloog seen perfusion. ku la ko wax loolu musul yaa ñu gën a xam fu ñu bokk yow. mais ñun xanaa ñun tam dëkkuñ ci réew mi mais yow xamoo yaa ni léegi Sénégal benn la lu xew fii ñu nekk fële xam nañ ko. mais am na loo xam ne xam nañ ko foofu yow mënoo koo xam loo nekk journaliste loo nekk agent de renseignement ñun ñi bokk suñu biir am na loo xam ne xam nañ ko yow mënoo ko xam kan moo la wax loolu. ma ne. kan moo la wax loolu ñun def nañu làmb nañ suñu poos jënd ay climatiseurs yóbbu ko hôpital de Ourossogui du benn yoon man def naa ko keneen def na ko hôpital de Ourossogui joxe ay climatiseurs pour seddal loolu. donc nag boo nee nii hôpital ba nga tabax sa dëkk sax hôpital ba nga tabax sa dëkk di dëkk bu ndaw hôpital ba nga tabax sa dëkk sax moo gën a yemb hôpital Ourossogui bi nga xam ne moo ëmb région bi yëpp mooy hôpital de référence ci région de Matam. mais yow ku la ko wax hôpital de Ourossogui daa bokk ak hôpital des Agnam. la am ci moyen ci hôpital des Agnam amul fële man comprendre naa ne xëy na am na ñu la duy. mais lii du sa waxu xalaat dañuy gëstu. mais dama non déedéet pas gëstu bi nga gëstu nag baaxul. damal gëstuwaat. non doo wax safaan ba c'est normal. demal gëstuwaat man dama bëgg bu fekkee ne déglu nga dara di ko génne ci sa gémmiñ yow di ko wax da ngay gëstuwaat ba mu wóor na ne nii la nombre même d'hectares superficie bi nekk hôpital de Ourossogui c'est totalement différent ak li nekk hôpital des Agnam. ci wàllu jumtukaay lañu wax non da ngay wax loo xam ne maîtriser woo ko xamoo ko te tamit hôpital de Ourossogui bi ñu ko tabaxee ak bi ñu tabaxee hôpital Agnam ñaata at la hôpital de Ourossogui ak léegi ñaata at la. 77 ba léegi. 77 ba léegi hôpital des Agnam kañ la. moo mujj. gën a baax 77 boobu yaa ngi 77 yaa ngi am ñaata at. 77 yaa ngi am ñaata at. amagu may at. te yaa ngi nii boobu 77 amagoo at yaa ngi nii yor sa sikkin mu fees del ak karaw xam nga ne 77 ak léegi am na différence loolu nag dafa am moment yoo xam ne jamono day dem di soppeeku actuellement ku tabax hôpital même waxuma la même kër ku tabax actuellement kër du bokk ak kii tabax. kër y a 10 ans ou y a 20 ans parce que dafay am luy modé am luy démodé. hôpital bi nekk ci sa dëkk bu ndaw boobu moo gën a baax gën a yanji gën a yemb. déedéet hôpital li nekk hôpital Ourossogui yëpp hôpital Agnam loolu mbir la ma wax dañ ko démarré woon ak centre de santé pour nga comprendre loolu bu dee da ngaa gëstu sa gëstu baaxul dama lay corriger waat pour beneen yoon balaa ngay daanu ndax loolu mooy vrai gëstu bi da ngay jël renseignement boo xam ne boo ko jëlee feneen li gënoon jekk te baax. da nga ma ci boole ndax man xam naa ni hôpital Agnam juddoo xam naa ni hôpital Agnam juddoo hôpital Agnam centre de santé la ñu décidé woon di defar ñu am aussi nu nekk chef lieu d'arrondissement am na ñoo xam ne hôpital bi naqari na leen lool te mbiru suñu borom la mbiru yàlla la te loolu Macky Sall ginnaaw yàlla moo ñu ko baaxee pouvoiram te loolu bu fekkee ne yaatal nga sa xalaat bu baax yaatal sa xol xam nga ne hôpital Sénégal yëpp ko bokk ndax nit mën naa jógee Ndakaaru gii dem hôpital des Agnam faju xam nga bu ñu nee Fouta Matam la Podor ak foofu dama lay expliquer rek dama ni Babacar nit ñi baaluñu leen da ngay mën émission nag nit ñi baaluñu leen comme professionnel nga mais nit ñi baaluñu leen boo ma posé question da ngay bàyyi ba ma tontu du ma la bàyyi tamit ngay wax déedéet ju amul fin kon ma noppi non léegi ñaar la rek waaw boo bëggee ñu def émission parce que bul xool sa bopp di ma xool man da ngay xool téléspectateur ñu ñuy seetaan ñu def émission boo xam ne laaj yi ma lay laaj moom la Sénégal gépp di laaj. waaw moom laa bëgg nag léegi boo ma laajee doo xaalis bi ngeen def ma wax ko nag xaalis bi ngeen def ci politique région de Matam. yaa ngi dellu département de Podor waaw déglu ma département de Podor région de Matam yëpp mënu la am ay manqué ay yoon yoo xam ni yembul. même xaalis bi ñu ci Dandemaayo bi yoon bi dox diggante Nawel ak Dembankaan yi. amul xaalis bu ñu goudron def ko ci mitin bi. waaw bu ñu jëloon jënd ko dara def ko. li nga xam ne yor nañ ko ci soxla te nguur war koo faj ñu koy séentu di yaakaar ne Macky Sall dinañu ko baaxee loolu motu ci même 0,01% da ngay comprendre d'abord da ngeen ñu yéenee jàmm yéen ñi nga xam ne bokku leen Fuuta li ñu yéenee suñu bopp te ñu soxla ko di ko séentu ci nguuru Macky Sall ça n'a rien à voir avec 50 millions avec 60 millions ñu ngi yaakaar ñu defal ñu tali Dandement yépp parce que ñun ak Dandement benn lañu dañuy dem ci ñoom ñu ñëw ci ñun am na tey li fi nekkoon yàlla may nañ suñu borom loolu deñ na
da nga daan dem Daanda Maayo ay côté Ndiofane Sorokoum ti baa nga dem côté Saarelu benn mbuusu glace daan jot 500 francs deñ depuis 2014 ba léegi loolu c'est réglé électrification rurale nga dem tey Mberle Beele nga dem tey Saarelu nga dem tey Féelu jusqu'à Sinthiou Diamniadio jaar noonu jël gaawul foofu yëpp yàlla may na suñu borom ci magistère u Macky Sall ñooñu waa Daanda Maayo am na ñoo xam ne am na ay pas yoo xam ne nee nañu toog ñu dund ñu am 80 ans et quelque ba yàlla dogal électricité ñëw seen dëkk yi loolu wax dëgg yàlla contentement bu rëy la loolu si pouvoir u Macky Sall la ñu ngi leen di def léegi nar a defaral tali boo xam ne incha allahu rabbi jógee Oréfondé jaar noonu dem financement bi si ak ñaari yoon muy jël ay date di ko changer à cause du coronavirus donc pour nga xam ne réew dafa am nu muy doxee ñun waa Fuuta yéene nañ suñu bopp ci pouvoiru Macky Sall ministère u Macky Sall loo xam ne du ay millions ay milliards la ñu bëgg ñu parce que entre nous bu ñuy waxte yàlla tax ñun dañu sentiroon suñu bopp ci nguur élection bu ñëwoon chef de l'état bi fi nekkoon président bi fi nekkoon soxla nguur jàppale nañ la ba sa xol sedd mais daawuñu sedd dara lu man rek monde rural bi daawuñu sentir suñu bopp ci état tey forage ndox yaa ngi wala gaan si biir dëkk yëpp. non néew ma la yëpp non laisse-moi terminer. déedéet non du ma la laisser fa laa terminer. bokk. non du ma la laisser mais fa laa terminer. bokk nag. tey am nañu forage à Pétiel forage à Pétiel c'est des villages qui font 60 kilomètres. lim bi du yàgg. Ah si 80 et quelques forages 80 et quelques forages dans le département tam 80 et quelques forages d'eau nga xam ne ay château d'eau yu ñu defar dans le département. ak xiif bi nit ñi xiif foofu. xiif lan kan moo la wax ni dañoo xiif. insécurité alimentaire xam nga ñan ñoo xiif. insécurité xam nga alimentaire ñan ñoo xiif ñii dem di toj ay Auchan di yéenu ay saaku ceeb mais ñun woone wuñu dañoo xiif dañ ci gis mës a gis kenn. ñun suñu diaspora d'abord Fuuta amul Auchan bu ngeen toj. ma ne leen suñu diaspora dañ ko remercier ba nga xam ne dafa am solo ci ñun ginnaaw yàlla ak yonent bi amu leen Auchan bu ngeen toj bu fa Auchan nekkoon xëy na ñu amul soña am boutique am nañu ay magasin am ay boutique gars yi mënoon nañ ko toj Fuuta xiiful de suñu la nee xiif nañu xam nga ñun dañu daan bay jéeri internationaux yi ak yenn bànqaasu gouvernement yi wax ni insécurité alimentaire am na ci Fuuta ñooñu léegi da nga leen di weddi quoi. ma ne la dama bëgg nga comprendre rek Babacar am na loo xam ne da nga koy wax ci maîtriser woo képp ku la wax ne Fuuta xiif na soxna kenn bañul ku koy dimbali ça on est au Sénégal du ñu ay pays bu développé bu am lépp ba nga xam ne critère am yëpp dafa mot mais jooytuwuñu fenn te loolu dafa bokk ci suñu culture ñun ñu am dignité on est digne suñu xiifoon sax du ngeen ko yëg yéen waa Fuuta suñu xiifoon sax doo ko yëg keneen ku bokkul ak Fuuta yëg nañ ko nag xiif baa nga fa. loolu yaa ngi wax lu la neex loolu yaa ngi wax lu la neex kenn mësulaa joote ne Fuuta dafa xiif amul de dégguma ko fenn de bëgg nañu nag agriculture bu moderne ndax am nañu suuf bëgg nañu bay am nañu suuf am nañu naaj bëgg nañu am agriculture bu moderne nit ñi bay suñu diaspora bi nga xam ne ay jaambaar lañu ñu tukki woon nekk ci bitim réew mën a dellu bala nga wax diaspora waxal Macky Sall ci mbay mi ngay tudd nii Macky Sall lu mu defal Fuuta mi nga xam ni yaa ngi bàkkoo ni ci élection présidentielle yi ay 93% maanaam téeméeri nit yu voté juróom-ñeent fukk ak ñett Macky Sall lañ voteel ñu nekk ci Fuuta ci ni mu mel nii mel ko ay at Macky Sall lu mu def Fuuta ci mbay mi comme mbay mi ngay junj agriculture waaw mais agriculture am nañu ay aménagement am nañu ay tracteur waxuma doy na du ma wax loolu parce que waa Fuuta ñu ngi may seetaan di ma déglu te damay bañ daaneel sama kàddu ñu naan kii li mu doon wax yépp tout est faux te loolu du ma ko def bëgg naa Macky Sall lool bëgg naa APR lool ndax militant bu convaincu laa mais dafa am loo xam ne su ma koy wax dama ci xool sama bopp ndax fa laa bokk nag néew ma la yëpp mot na de mais am na lu ñu def lu baree bari waaw am na lu ñu def néew ma la nag lépp nickel na jaar na yoon soxlatuñu dara su ma ko waxee weddi sama bopp loolu du ma ko wax mais bu kenn mënu laa wax ne defuñu foofu dara impossible mënu la am. non bu ngeen fa defoon li leen war Fuuta am na lu ñu def bëgg nañu nag ñu yokk ñu mën a bay bu rafet. bu ñu demee ba tey ñu toog ay manifestation contre Macky Sall am Matam wala Podor mooy problème am na. ban problème. mu dund. Mais est-ce qu'on avait 100% des élections présidentielles? Nous n'avions pas. Moi, j'avais des bureaux, des villages qui t'appellent Sigla Worgo, qui a eu 100% des électeurs. Des gens qui avaient suivi. Ay bureau yu ndaw la quoi. Oui, d'accord, mais c'est symbolique. En politique, toi aussi. Yow doo politicien moo tax mënoo xam comprendre loolu. xoolal ma combien de bureaux ñoo nekk ci biir Sénégal ñaata bureau ñoo am 100%. C'est des petits bureaux.
les nombres d'électeurs c'est 200 et quelques voix mais loolu c'est fier un homme politique qui mën a réussir benn bureau de vote ci sa biir commune dëkk bi yëpp village officiel voté 100% loolu c'est pas de la blague dem bëgg nga comprendre. mais seen meeting. mais ça ne veut pas dire que Fouta yëpp on a 100% à Podor on a 100% à Matam ou à Kanel nous avions 93 virgule on est sûr que nous avons quelques opposants qui ne sont pas avec nous là nous xam nañu parce que politique loolu la. te démocratie la nekk nag Babacar. est-ce que Pastef du nangu Fouta ci yéen. bon je peux pas répondre sur cette question. mënu ma la wax Pastef dina nangu Fouta ci ñun parce que ñun li fa nekk nee naa la man mii politicien laa di jàppale. Macky Sall parce que diaspora bi ngay tudd. dama lay wax rek bi Pastef am na ci doole. waaw attention wuyu ma rek xaaral ma wax la rek personnellement tey ci Macky Sall laa ànd moom la ma yàlla booleel. su ma jëloon sama intention sax bàyyi Macky Sall am na ñoo xam ne ñu ngi Fuuta du ma leen yóbbaale. maanaam man ñoom ñoo bëggal seen bopp Macky Sall loolu loo ci mën loolu ci mën yow lu ma ci mën il y a des responsables yàllaa dogal ñu ñëw am une bonne coordination ñu am mbooloo topp leen mais bu ñu jëloon Macky Sall woon ko ginnaaw tey du ñu yóbbaale ñu bëri nit ñi ñoo jël Macky Sall dugal ko seen biir xol loolu loo ci mën lu ma ci mën loolu am na. ku foog ne yow man maa doon am importance bu kenn musul am man mii la nit ñi man la ñu topp am na ñoo xam ne bu ñu bàyyee Macky Sall waxuma la du ñu yóbbaale de seen i mbokk ou seen xarit mais am na ñoo xam ne kenn du leen yóbbaale. en commençant par man. seen meeting yu bëri maa ngi koy wax sànq. suñu meeting bi nag da ngay comprendre d'abord dama ci remercier bàyyi naa bu Matam bi maa ngi jublu ci bi amoon Kolda. ma ne ak bi nga xam ne damay remercier d'abord da ngay def ndànk meeting bi du man kenn maa ko organiser. dafa am ay responsable dafa am responsable ñu ma ko bokkal dama ko bokk ak le ministre de la justice garde des Sceaux maître Malick Sall ñoo bokk meeting bi ñoo bokk département. mi yëkkati kàddu yu garaaw foofu. déggul ma wax la rek man dégguma loolu. est-ce que war ngeen toog di wax naan Fouta titre foncier Macky Sall. ma ne la déggul ma wax la rek da nga may bàyyi ma wax ma ci remercier les 10 maires du département en commençant par Oréfondé le maire de Oréfondé le maire de Dabia le maire de Bokidiawy le maire de Ngidjilone le maire de Nabadji le maire de Ourossogui le maire de Ogo le maire de Matam ñi ñëpp kenn ku nekk maa ngi lay gërëm ndax engagement bi nga yor et le président du conseil départemental et l'ensemble des responsables qui sont dans ces communes nga jógee Oréfondé mën nga ci tudd kenn rek avec le maire il y a d'autres responsables qui sont là dans la commune des Agnam damay bañ a lim juum il y a d'autres responsables qui sont là il y a des députés il y a des hauts conseils il y a des conseils économiques sociaux il y a d'autres nga dem dans la commune de Dabia noonu la commune de Thilogne en dehors du maire il y a d'autres responsables kenn ku nekk def nga ci li nga xam ne jàpp nga meeting bi sa affaire bopp la mu jaral la lu nekk nga dem dans la commune de Bokidiawy dans la commune de Ngidjilone dans la commune de Nabadji Ourossogui Ogo ak y compris la commune de Matam kenn ku ci nekk taxaw nga ci jeunes yi COSER ak seeni coordonnateur ki nga xam ne moom moo lire suñu déclaration Yoro Farba Sy y compris les femmes y compris nos sages suñuy doyens suñuy papa kenn ku ñu nekk dama lay gërëm ci sama tur mi nga xam ne yàlla dafa dogal maa woote woon yooyu ndaje mais meeting bi man Farba Ngom kese defuma ko dama ko am ñu ma ko defloo ay gor ñu bokk mbir kenn ku ne def ci sa dërëm te mu jaral la nga bàyyi lépp loo jàppoon wàcc à la base waxtaan ak say militants ñu indi pour wone ne Matam ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi ginnaaw Macky Sall mënu ma la wax ne ñëpp. léegi ma laaj bi ci topp. waaw. meeting ngeen Matam 60 millions. gis nañ Kolda. ngeen organiser rassemblement. Babacar loolu déjà mais bàyyil ma poser question yaa ngi poser question di bàyyil ma poser question. Podor ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ñu ngi waaj a def suba ak gannaaw suba. waaw. léegi yéen bi dëkk bi tàngee Pastef ak ñi mu àndal taxaw ci dëkk bi ngeen waaf. kenn déggu leen bàyyi ba affaire bi jeex. ngeen génn mais yéen waa APR yow bi Pastef di yëngal dëkk bi kenn déggu la. te yow yaa bokk nga ci ñi gën a jege question boobu remercier naa la trop pour nga poser ma ko parce que toog naa sax sama kër nit woo ma nee na ci wax sa xalaat am na ku jël je crois que c'est un vendredi la ñuy wax sa xalaat sur TFM ñun dégguñu Farba Ngom boobu mooy wone ne su mbirum politique jógee ci biir réew mi lépp lu laal APR laal Macky Sall daf may laal man xawma kenn mais nag jamono yooyu nee naa la wax naa ko ci Seneweb
feebar bu jantal boobu mooy coronavirus dafa nekk feebar bu jantal ma amoon ko hospitalisé à l'hôpital Fann génn war a dem noppalu su du woon loolu Farba Ngom xam ngeen ne sama lamiñ nekkul sama biir poos néewuma la kenn du lakk sama kër néewuma la kenn du toj sama oto néewuma la kenn du agressé sama kër mais bi may dugg ci arène politique dama sóoraale yooyu yëpp dama koo paree sóoraale ko lool nag dama koo paree sóoraale ko lool engagement bi ma jël di def politique yooyu yëpp dama koo paree sóoraale su doon ne jamono yooyu yàlla may ma kattante wéruma dara jàpp ma boobaa looy def. du ma xeex bu la fekkoon nga wér. parce que comprendre naa li fi nekkoon du Pastef kese c'était phénomène la boo xam ne Sénégal moo jógoon ay critères yu bëri ñoo dajaloo ci benn moment am koo xam ne dafa jël kàddoom di lancer ay appel pour nañu toj nañu taal yàlla dogal boobu mission mu nekk boo xam ne mu réussir mais boo xoolee réew mi coronavirus am njaayim presque amatul boobu ñu nekkoon ci jamonoy couvre-feu 21h jamono ji doo gis kenn ñépp ngi seen biir kër jaaykatu ndambe yi jaaykatu araw yi gisatu kenn mënatu ci am dara te ñooñu ginnaaw yàlla loolu li nga xam ne dañ ciy yëngatu daan seen doole ci loolu mooy la ñuy suturlu jaaykat dibiteri yi ak fast food yi les musiciens nga xam ne dañuy organiser ay soirées les restaurants ay dîners ay boîtes de nuit yooyu yëpp amul nawetaan match de football yi xale war a génn dem am fu ñu défouler di changer air amul lamb nga xam ne mon ami frère Gaston war a organiser lambam bi dimanche loolu amul donc yooyu mu nekk mbir yoo xam ne boo ko dajalee yëpp moo dajoo ci benn moment boo xam ne nit ñi di génnee seen naqar maa lay laaj ci benn question Babacar ana waa APR waaw xaaral ma jamono bii dëkk bi yëngu ana waa APR non wuy ma rek da ngay xam ne réew bu yëngatoo mbirum suñu borom la man mii am na mënuma ŋàññi waa APR yëpp parce que am na ay waa APR ñoo xam ne ñu ngi woon fii te ñu ngi doon yëngatu c'est pas tout le monde mais am nañu waa APR ñoo xam ne ñu ngi woon fii te bokk APR dañoo waaf. ñaar la ba ñett. dañoo waaf am nañ leen ñoo doon wër plateau yi. ak rajo yi waaw ba tey mais loolu daal ils sont APR la ñu bokk. ana ñeneen ñi ñenn ñi am na ñoo xam ne nee naa la dañoo waaf. am na ñenn ñi. nangu nga waaf gi. am na ñenn ñi dañoo waaf am na ñenn ñi dañoo tiit am na ñenn ñi gëmuñu yàlla gëmuñu seen bopp. gëmuñu yàlla gëmuñu seen bopp. maanaam. arène politique boo ci nekkee. TFM gii groupe gii bi ñu attaqué est-ce que politique tax ñu attaqué ko je te pose cette question ñi ñëwoon ba fii groupe Futurs Médias attaqué ko. dañoo mën a tooñ rek. léegi très bien du yaa ko wax ci sa gémmiñ du waxuma ko de tooñ ku mun a tooñ xam nga ne dem ci kër jàmbur di ko toj wala dem ci organe de presse di ko toj wala dem ci magasin jàmbur di ko toj loolu tooñ la yaa ko wax yow yaa ne dañoo mën a tooñ. yow yaa ko wax de waxuma ko yaa ngi ko assumé wala assumé ko seen taxawaayu politique moom laa la expliqué affaire yëpp nga ni gëmuñu yàlla ma ne leen am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla bu la yàlla boolee ci mbir nga bokk ci am benn niveau boo xam ne d'accord ñin ñi jàng jiitu woo leen ci parti bi sa wërsëg ñëw ak confiance du chef de l'État mu jël ay responsabilité dënk la ko bu fekkee ne am nga xel bu moment jotee bul dem di xeex parce que on n'est pas en guerre civile loolu suxetuñ ko pour ñaanuñ yàlla suñu réew mais demal au moins dans les plateaux dans les rajo wane sa position que ne lii ak lii la parce que politique loolu mënoo ko ci génne ki toogoon ci plateau di naan lii ak lii di ŋàññi suñu nguur di loolu nga taxaw nee ko loolu du dëgg boo yoree argument loo mën a reprocher Macky Sall ci àdduna même ñiy wàcc ci mbedd mi ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un bon bilan bi mu def ci 8 ans yi nii c'est un bilan de 25 ans. donc loolu dinañ ci dellusi mais ñi nga xam ni taxawuñ défendre ko bi jafe-jafe yi yegg seen dal ci kaw loolu mooy li ma la wax rek. loolu mbir la boo xam ne def ci am ñoo xam ne xam nga avant nga ñëw ci émission bi ci Macky Sall nga jógee da ngay gisee ak moom lool bokk ci ñi ko gën a jege lool. kaar nag bu ma catu. léegi lu mu xalaat ci gaa yooyu waaf. lu mu la ci wax xam nga boo ma posé question. ci biir dem plateau lan la président de la République xalaat mooy damay. loolu dara garaawu ci. déedéet bàyyi leen garaawal bu ñu waxee ngeen naan état loolu dara garaawu ci problème d'état sax mais yow mii boo jógee sa kër ngay ñëw fii émission ñuy bokk toogaay am nay question xam ne du ma la ko laaj nag wax dëgg yàlla nag li nga xam ne lan la Macky Sall xalaat ci loolu ma ñëw fii wax ko ci plateau su ma paree yaa ma njëkk a weddi nag. non même pas. ah si. y a rien de. li nga ma wax ak chef de l'État président de la République ma wax la leen.
benn doomu aadama mënu laa wax ne lan moo nekk ci boppam kenn. yow sax du la wax. luy man ku dul man chef de l'État c'est une autre dimension kooku du affaire caaxaan li nekk ci boppam nee naa la ku loo ko wax rek. surtout ku mel ne Macky Sall bul yóbbu affaire yi tamit fu mu yeggul. non moom la chef de l'État la modestie la humilité efficacité intelligence. ma ne du weesu loolu. surtout modestie humilité. modestie. waaw oyof. waaw mais bul taxaw ça ne veut pas dire que boo oyofee da ngay génne li nekk ci yow di ko wax loolu mooy sa oyof kay mooy nga wax ak ñi nga waxal. modeste yaatu ci sa gis-gis ñi nga xam ni jàppale wuñ Macky Sall bi dëkk bi yëngoo ñu waaf. waaw yow ci sa gis-gis ñooñu lan moo war ci ñoom. en tout cas daal. man yoruma commission de discipline de l'APR mais man sama jéem bopp engagement politique day mot soit 100% la wala nga bàyyi man xaw ma engagement 98% 2% yooyu xaw ma foo koy réserver un loyauté dafa war nekk 100% te tamit même 100% bi bu nekkee 101% 102% aussi am na calcul man loolu laa xam ci engagement. boo doon Macky nooy def engagement. boo doon Macky Sall nooy def 100% la. warul nekk moins warul nekk plus bu nekkee moins y a des problèmes ci yow mi ngi engagé bu nekkee plus y a des calculs yoo xam da nga koo nëbb te waxoo ko loolu la engagement bu nekkee plus rek y a des calculs cachés man dama xam ci engagement 100%. calcul caché mooy ngarale. mooy ngarale yaa ngi ànd ak nit ki te fekk yaa ngi sóoraale leneen kooku nag booy ut première noonu waa jaa ngi noonu. est-ce que identifier ngeen leen bu baax. on n'est pas en c'est que xam nga suñu mbirum parti nag duñ ko fii xawi nag suñu mbirum parti wax la fii ak lii wala lii mais na la leer ne un chef de l'État président de la République au courant de tout lu mu gën a bari ci wàllu dundum réew mi wala situation Sénégal xam na ko donc xam na ñii engagé wul te même ñoom ñi ci seen bopp waa APR ku ne xam nga lan nga def. nu mu leen def da leen di dàq. wuy ma ku ne xam nga lan nga def. bu dee da nga engagé wu 100% dox ak sa doole xam nga ko. bu dee yow engagé woo defoo dara da nga doon toog di seetaan wala sax génnee dërëm sax di bokk ci ñi yàq xam nga ko te loolu nag na la leer na ni nga ko xamee yow du ñàkk moom it mu xam ci 1 ou 2%. léegi damay par rapport à renseignement ku nekk rek xam nga loo def ñi nga xam ne dañoo yor ay poste te defuñ li leen war ci seen gis-gis. défendre ñu président xam nga mbirum responsabilité kooku confiance du chef de l'État la. dama ne bu doon yow nooy def da ngay comprendre rek. bu doon yow nooy def. déedéet bu doon man may lan laay def dodul man nag. bu doon yow nooy def bu fekkee du man nag nan laay def comme léegi bu fekkee ne man nan laay def te du man engagement bi ma yor dama ko assumer keneen ku engagé wul moom ci boppam nee naa la kenn mënu laa wax li nekk ci bopp du chef de l'État mënul nekk da ngay wax loo xalaat rek wax la loo xam wala lu mu la wax tuuti ci moom nga foog ne considération bi mu la jox ko kenn te boo wonee ginnaaw mu delloo porte bi recevoir keneen wax ko loo xam ne lu mu la waxul c'est ça que fonctionne un État noonu la État di doxee. c'est que booy wax ci État da nga koy fuural boo xam ni. moo am non. L'État c'est quoi xam nga fii bii fii laa toog TFM waxtaan ak Pape Ngagne ma ne leen État du nit mais mbir bu garaaw la. non xam nga yooyu ay kii la rek. ay kii mooy lan ay kii la kay. État kay kii la mais kii bu garaaw la. lan nga mën a joxoon ni lii mooy État bari na. léegi décision chef de l'État dafa doy waar. lu mu décider rek bu ci yàlla àndee c'est ok ku mu ñi xoolal ñi fi nommé yépp kenn ku ci taxaw dinaan am naa ndombol tong bu ko neexee dans la nuit demee toogatoo sa place keneen ñëwaat léegi def la passation au service ñëw wutu la loolu ça c'est l'État loolu ci gën a tuuti nag. léegi dañoo jëm ci remaniement ministériel am déet. loolu moom xaw ma ci dara. lu jaadu la am lu jaaduwul la ci sa gis-gis. déedéet loolu mënuma la ci wax dara remaniement ministériel loolu c'est pas mon programme moi man engagement politique laa yor lépp dama koo jël laxas ko taxañ ko ba mu baax. mais finalement jëbal ko Macky Sall jege Macky Sall ban njëriñ la am. est-ce que man dama jegee Macky Sall pour di fi ñëw ci télévision di wax. sama jegee Macky Sall bi pour ñëw di fi wax ci télévision li ma xam ci moom wala li ma nar a def wala moom lan la nar a def loolu moo jegee nit Babacar yow tamit nag réfléchiral nag yow tamit nag. yàllaa ma boole ak moom est-ce que remaniement ministériel bi pour tontu bu gaaw lu jaadu la am lu jaaduwul ci sa gis. loolu lépp nee naa la am na mbir yoo xam ne man du ma jiitu chef de l'État ki nga xam ne man dama jël mbirum engagement politique jox ko lu xel moom saa yu waree remanier du ma ci xaar nii sama xalaat décision boppam lay jël remanier
loolu mbirum boppam la. il y a des choses. domaine réservé au chef de l'État bu ñu doon changer di renforcer yenn. am na ay questions sax boo koy poser pour man def may jaaxal yaakaar damay dem ba foog na sa niveau dépassé na foofu xam naa ne kuy def émission ak man da ngay defaru c'est clair. parce que attention journaliste buy def émission nga xam ne man nga war a jàkkaarloo da ngay defaru. mais yow yaay kan loolu xam naa loolu yow yaay kan. Farba Ngom la. alors. oui. alors. mooy lii nii parce que question yi ngay posé nii defaru bu ba nga xam ne ni nga defaroo toogaay boobu dañ ko war a xoolaat parce que ay question yoo xam ne man mënuma ci concerné wu ma benn mënuma ci répondre loolu ça c'est un domaine réservé au chef de l'État. problème remaniement d'un gouvernement ministère en tant que politique. war nañ la mën a laaj war nañ la mën a laaj. homme politique laa mooy li ma la wax rek. defaru boobu. tey jii gouvernement bu ñu ko doon defaraat fu ñuy renforcer lu ñuy wàññi lu ñu ci sa gis-gis ci sa xam-xamu politique. déedéet yow da nga ma posé ndax dañuy remaniement wala du ñu remaniement man ne la loolu. bu doon am laa lay wax. ay domaine réservé du chef de l'État la posé ma na nga may posé question d'actualité ma répondre si. loolu actualité la ñu def une belle émission. mais en parlant de président day remanier wala du remanier. da nga defaru mais defaru bi. xoolaat ko trop. est-ce que Babacar non di nga ma bàyyi est-ce que poste premier ministre par exemple. waaw ci ni réew mi doxee Macky Sall soxlawaatu ko. xanaa déggoo Farba Ngom lu muy wax man j'ai un engagement benn engagement la yor ci wàllu politique man. xaw ma kenn indiwaat premier ministre du ma ko nekk. bañ a indiwaat premier ministre duñ ma laaj. kan wax ñu ci sa xalaat waaw lan moom laa lay wax nag du ma la wax kan mooy nekkaat. donc non laajuma la loolu. ndax poste bi dafa war a ñëwaat wala ñu war a ñëwaat loolu doo ko am ci man parce que man engagement bi ma yor dama koo jël jox ko kenn wàllu politique. nee naa la politique c'est comme l'armée wax naa ko fii waxaat ko fii munoo am engagement ci wàllu politique diw laay jàppale am liberté ne man lu ma neex laay wax lu ma neex laay def kon nag du dëgg ci yow engagement dafa am lu mu laaj. boo amee engagement ci wàllu politique da ngay sincère lool doo jiitu doo nekk ci da ngay nekk ci ginnaaw topp bu fekkee ne da nga jël engagement ne diw laa choisir comme sama leader. boo demee ba kooku doyatu la da nga am liberté totale parce que du force du fetel du pistolet du leneen engagement la c'est personnel boo ko jëlee jox ko benn nit mooy jox nga ko sa kàddu politique jox nga ko sa engagement du ma la jiitu c'est comme l'armée. on ne baisse jamais les bras mais munoo am engagement ne lii diw laa topp ci wàllu politique mooy sama mentor mooy sama leader nga am liberté démocratie dafa am mais munoo am liberté di ŋàññi sa leader di wax ci loo xam ne moom nga jiital ci wàllu politique di ko wax lu la neex te fekk da nga am engagement àndul malgré li démocratie am yépp laalul loolu. léegi li ma la bëgg a laaj mooy ñi nga xam ni dañoo jàpp ni dañoo waaf ci li fi mujjee xew jàppale wuñ Macky Sall wala dañuy ŋarale est-ce que loolu li ko waral du li Macky Sall nekk ci dernier mandat moo tax mu demee noonu. yaa ngi may poser ay questions yoo xam ne mbir la yoo xam ne loolu problème mu nit ki la rek d'abord. dernier mandat bi laa waralu ko. mën na am da nga wax sa souhait mais doo yàlla problème politique mbir suñu borom la Macky Sall mii toog nii tey bu ko yàlla naralee mu jiituwaat réew mi mënoo ci dara mënuma ci dara kat. mais gars ñi nee nañ yoon mayu ko. déglul ma wax la rek. yoon mayu ko mu yuutuwaat. ñaari mbir la rek. man ak yow ñun ñaar yëpp soriwuñ ci wàllu juriste. xam naa ne doo dañuy déglu borom xam-xam yi doo profession juriste man man sama njàngum école sax soriwul xam nga man nag kon kenn du ma dëkkal ci wàllu juriste yow mii am niveau sax ba intellectuel ci wàllu njàng doo juriste da ngay limité foo xam ne lii fu sa xam-xam yam ñu ngi déglu juriste yi. ah di man ni ngi leen di dégloo noonu laay déglu am na juriste yi may wax lan lañ may wax yow tamit da nga koo xam da nga xam juriste yi ñu may wax est-ce que dafa bokk ak li ñu lay wax. Ismaïla Madior Fall mi jege président nee na mënul ne. Ismaïla musula wax loolu. ah kay. kan la ko wax tamit xam nga doo toog fii di ko wér. ma ne doo génne lii nga teg ko. ci kaw askan bi yëpp. ma ne su ko Ismaïla Madior Fall c'est un professeur. Ismaïla Madior Fall boo koy wax ci wàllu tension boo koy wax ci émission nga nekk Sénégal yëpp di la déglu ak diaspora da ngay wax loo xam ne lii am na loolu amul luñ ci ragal. Ismaïla Madior Fall Seydou Gueye ñoom ñëpp. ba ci Macky Sall nee na pare naa ci. bu sa xol bi jóg defal ndànk rek Babacar defal ndànk rek Ismaïla Madior professeur la am na xam-xam di jàngale fu njàng gën a yam fa lay joxe ay cours kooku du la wax lii te loolu li muy jàng nii bi mu koy jàng xamutoon ne Macky Sall dina fallu ci réew mi li muy jàng nii bi mu koy jàng
xamuloon Macky Sall. yaa ngi wëral question bi. kon kooku bu demee ba jàng ba am xam-xam buy wax bu Macky Sall moo tax Macky Sall. nee nañ bi mooy dernier mandat loolu. Macky Sall moo ni pare naa ci. xanaa dégguloo loolu. déggul ma wax la rek loolu mbir suñu borom la laaj ma ay question yi ma la war a poser nga bañ a wax ne dernier mandat ou avant dernier mandat kooku mbiru yàlla la du man du yow. mbiru suñu borom la ragaloo ni bis bu Macky Sall toogee naan day sampaan dëndëm dëkk bi yënguwaat. xam nga da ngay comprendre benn affaire Sénégal gii dafa am lu yàlla def fi suñu kilifa diine yii ci ñenn ñi di leen xeeb te xamuñu li àdduna di doxee li fi ñu jógee dafa sori trop nit mënul jógee ci maam Serigne Touba nit jógee ci maam Alaji Malick nit jógee ci maam Cheikh al Islam Ibrahima Niass ak ñeneen Seydina Issa Laye ñooñu yooyu may yàlla may ñu ñooñu bokk si ñun seen deret yaa ngi fii chance bu rëy la di Sénégal am te dañ ko war a bàkkoo di ko ndamoo moo tax seen i ñaan da ngay dóor baab may leen loolu man ma la loolu ñaan la yow xamoo loolu yow gëmoo loolu yow kon nag ko boo may naan lan lay baabe li ma fi wax est-ce que dama fi jàdd yoon est-ce que loolu dafa war a tekki ni ñooñu déedéet non dama lay naan réew mi laa la wax boobu waxuma la ci cadre politique est-ce que mag ñooñu seen tëdd gi ñu tëdd Sénégal war naa tekki ni yéen ñi politique da ngeen war a def lu leen neex tegaluma la jàpp ne rek dëkk bi du dama lay naan ñaan bi fi yàlla def yëngutu bii bi ngay wax moom laa lay tontu am na loo xam ne du fi mus a am ci biir réew mi parce que ñooñu saa ñu jullee du man du yow réew mi la ñu ñaanal Sénégal la ñu ñaanal. ba lu leen neex def. c'est-à-dire que pas lu ñu neex def lan mooy lu ñu neex def réew dafa am ay charte am li ko ŋànk réew kii dafa am expérience ci état nekkatu ci xale bu doon tey ku génn chef de l'état mën naa joxe ay cours day jàngale mën naa créer ay université yoo xam ne day jàngale état bu loolu amoon ci biir àdduna bi mën moom mii Macky Sall mën naa choisir loo xam moi monsieur man maa la wax loolu. xam nga lu tax Macky Sall bu laajee jógee ci directeur général troisième mandat ñëw ministre de l'intérieur ministre d'état des collectivités locales jógee foofu président assemblée premier ministre chef de l'état loolu lépp nee naa la bu amoon na ay université yiy jàngale état nan la ñu yoree réew nan la ñu yore état Macky Sall mënoon naa jël loxam yëkkati dinañ ko naan yow la ñuy jiital ndax expérience bi mu fi yor wax ma kan. c'est que bu ñu lay dégg depuis Senghor. bu ñu lay dégg wax ci Macky Sall dafa mel ni yonent Babacar. Senghor. booy wax ci Macky Sall day mel ni Macky am na carrière bu rafet. ci jiitam Sénégal. Abdou Diouf. carrière bu rafet ci jiitam Sénégal. Abdoulaye Wade. carrière bu rafet jiitam Sénégal mais le 4e président de la République Macky Sall sama Lam Toro le meilleur CV des chefs d'État depuis indépendance jusqu'à nos jours loolu mënoo ko weddi. xam nga wax ma kan moo fi am loolu. dañ koy weddi d'abord xam nga lu tax ñu koy weddi lan moo tax expérience am lan moo tax. xam nga lu tax ñu koy weddi rapport yi fi génn jàngat yi fi génn. ci Sénégal ni mu delloo ginnaaw ci démocratie ni Sénégal delloo ci démocratie. del déglu yaakaar naa man journaliste bi may faral di gis yëpp dañuy poser ay questions toog di xaar réponse mais tontul mais bu fekkee ne yow émission bi may def man nga bëgg ma wax ak askan bi te yow mi yaay toog di wax léegi kon bàyyi léegi ma poser la ay question ngay répondre. non dama ni. waaw déglu rek Babacar te sa xol bu mu jóg nag waxal ndànk rek ma ne la sama Lam Toro li ma la ci wax je l'assume. nga xam mu nekk dans une république nga nekk député toog finance sama Lam Toro toi aussi. ay waay Samba. li ci des nag dara la. yaay wax état di fuural état di ngandal état nga toog fii di député bi ndombal tànk la. député bi nga gis nii c'est mon deuxième mandat ndombol tànk la. on est dans une république ma ne député bi ndombol tànk la république terewul ay juddu. fan la ko dindee wax ma ban loi moo la ko wax république terewul ay juddu dafa bokk ci suñu culture réew te kenn mënu ko dindi sama Lam Toro noonu laa koy waxee parce que ku nekk man dama ko fan yàllaa ko dogal dama ko fan lool sama Lam Toro laa koy wax même bu taxawee ni faa sax sama Lam Toro laa koy wax. da ngaa dóor Macky ba muy wëndeelu. ma ne dama lay wax rek. meilleur CV des chefs de l'État de ce pays. loolu mënoo ko weddi mënoo ko dindi. ma ne d'abord maire démocratie bi ak liberté yi. dellu na ginnaaw ci Macky Sall république bi jaar. nekk démocratie ak liberté yi dellu nañ ginnaaw ci nguuru Macky Sall. déglu ma wax la rek un chef de l'État koo xam ne jaar na nekk maire d'une commune maire expérience bu doy la population yi ngay jege ngay waxtaan ak ñoom te ñaari mandat attention 4 dafa nekk maire
bi ñu ko dàkkee assemblée nationale mu jël mbubb bi ko faloon ne démissionné na baal na leen lépp. parce que xamoon ne dañ koy dàq. bu ko fa xaar su yaboo léegi dafa def lu gën a yomb nag suñ la naree dàq nag suñ la naree dàq yow nga doyloo leen yow liñ la dàq woon joxaat leen ko nag. da nga def lu gën a yomb mais biñ demee élection est-ce que boobaa ñoom ñoo ko fal askan bi Fatick ñoo ko fal dellu siwaat ko ci Benno Siggil Sénégal mu nekkaat maire ku jógee ci nekk maire di raam ci université publique yi la jàngee école di raam ba egsi à son niveau moom kese doy na expérience moom kese doy na expérience moom kese nee naa la bu amoon ay université fu ñuy jàngalee comment on gère un état kese loolu lañ fa jeg classe bi Macky Sall am kenn du dem feneen ci biir réew mi fii Sénégal loolu mën naa ko wax ndax xam nga ci dara amul kenn ku remplir un meilleur CV comme Macky Sall. mais xam nga Farba Ngom vraiment loolu amalul njëriñ askan wi. lu tax li amal njëriñ askan wi mooy. waaw dañoo seetlu ne sax léegi président bi dafa xaw a ñàkk kersa xoolal interview bi mu defoon 31 décembre ñuy wax ay manifester brassard man du ma gis lu xonk et cetera malheureusement sax gis na lu xonk te malheureusement deret la mooy bakkan yi rot fan yi est-ce que Macky Sall mi ngi ne ci. système public bi la soxee ko tey jii bewul bew goo xam ni sax moo ko jural jafe-jafe yi mu nekkee. bakkan yi root xam nga kuy responsable kat. kan moo responsable bi. bépp bakkan bi fi root responsable il s'appelle Ousmane Sonko. accusation bu graaw la maa la ko wax. na ma porte mën na laa yóbbu ci yoon ban accusation na ma porte plainte suba. accusation d'homicide xanaa yow déggoo li ma la wax. yow léegi jël nga kàddu nekk Ismaïla Madior moo la fi wax. te yaa ngi doon accusé yow man mérite naa ñu porter ma plainte yow mérite ñu porter la plainte. luy lay problème vidéo Ismaïla Madior Fall yaa ngi fi. non alors que lii ki nga xam ne moo jël ñaari conférence de presse jël kàddu di wax nag. lu mu wax lan la wax nañu génn. waxul nañu rey taal. waxul nañu rey. taal bi rey mënu ciy génn waxaat bi ci gën a garaaw nag bi gën a garaaw boo xam ne loolu rek. war na koy indil problème mooy deuxième vague kay mën nañ koo gis ci corona mën nañ gis deuxième vague ci ay taal mën nañ gis deuxième vague sax ci ay sàcc mais deuxième vague mën na signifier aussi defal ndànk rek mais loolu pression sur le pouvoir yow yaay defaraat kii jël kaddu ma ne kii jël kaddu du wax deuxième vague xam na ne mën naa nekkaat lii mën naa nekk leneen lu tax du leeral loolu kii jël kaddu ne deuxième vague am na ñu ngi koy xaar ci deuxième vague bi on l'attend avec des pieds fermes deuxième vague ñi nga xam ne événement dafa am ñu ñàkk ci ay bakkan ñi nga doon moment bi nga jógee dem di jaale ñooñu sax boo toogee te di waxaat deuxième vague ñi dañ lay wet dañuy xam ne yow li nga doon wax gëmoo ko bu dee njaal da ngay ñëw di masawu nit ki wax dëgg yàlla da ngay ñëw di masawu nit ki am na foo war a tegee sa kàddu am na noo war a comporter wu soo paree ci loolu da ngay regretter li amoon loolooy xel. discours du chef de l'État def nii. loolu mooy un vrai sénégalais yéen ñi tuumaal nag ne mbiru Adji Sarr bi ci ngeen porox ndollu rek bëgg a nërmeelal Ousmane Sonko. bëgg ko léegi daal effacer ci politique. waaw Babacar may ma tontu foofu nag lépp luñ ñu tegoon ñun ñu naan ñun le complot politique bi mu doon wax kenn waxu ko de moom mi moo ko doon wax avec ses conférences de presse te tooñ na Macky Sall ba ci kanam yàlla te yàlla dina leen àtte. soo jëlee kaddu ne Macky Sall soo jëlee kaddu ne Macky Sall mi yàlla dina leen àtte damay bëgg nga comprendre benn affaire tey jamono juñ toll Ousmane Sonko benn interlocuteur la am ku mu war a tontu di Adji Sarr aji génn na aji wax na du ma aji doo aji mii génnoon wax na lu leer. lu la ci xam. déglu ma mais ma ne aji wax na lu leer rek léegi aji lan mooy. li leer mooy dëgg da nga jàpp ni moo wax dëgg. waaw ma ne xam nga du ma juge. kon kay duma justice mais aji mii xale bu ndaw bi am 20 ans génnee kàddu wax toog ci télévision Sénégal yëpp adduna bi yëpp wax ne bu jëlee kaamil na jël kaamil waat kaamil nag attention aussi parce que xam nañ ko fii ci télé bii laa toogoon ne mooy président des manipulateurs ci ay fànn yu baree wane na ko bu jël kaamil di waat dañ ciy xaar ñaar kaamil bu muy génnee di ko waat na xaar bu ñuy xool sëriñ bu doy boo xam ne dafay vérifier kaamil bi kaamil bu ñu ci génnee benn papier rek nekkatul kaamil mën nga jël kaamil fekk kanam gi dañ ciy bind alxuraan kaamil alxuraan te fekk ci biir yëpp. c'est pas sérieux y a des feuilles vierges. non xaal ma wax la rek. non li ngay wax ni wuy ma rek. kaamil alxuraan xam bu ñu ci daggee tuuti rek wala daalini bi nekkatul kaamil xam naa ne yow sa àlluwa sorewul te tamit nga comprendre benn affaire ma wax la ñaari kàddu rek yi bokkul
moom moo ne ci kàddu dafa feebar am li koy metti ndigg xaw ma lan je ne sais pas moo ko xam ou sciatique te man de am naa sciatique. da ngay bës lu yow. man. pas massage bu boobu de massage boobu du ma ko def. xaaral ma eggale rek ma ne xaaral ma eggale rek mu ne dafa feebar. sëriñ bu mu demoon laaj ko dama war a dem maasewu ji te jigéen a may maas du ma ànd ak sama jabar du ma ànd ak sama garde corps man kenn maay dem ay minuit ay 23 heures taal sama moto dem maasewu xëy na ñaari mbir la de sëriñ boobu dina ko ne yama rek ci massage mais leneen li ci topp nag volonté boppam la. wala sëriñ boobu bu ko waxee tamit nga xam ne sëriñ boobu bu ko wax ne boo maasewu ba pare mën nga ci teg leneen dara wax la rek sëriñ bu ko wax ne boo demee maasewu ba pare na nga ci teg leneen alluwam sorewul wala kooku moom dàquma jàng. bul xeebal jàmbur sëriñu jàmbur déedéet ne dama bëgg maye ban sëriñ bu leen naan demal maasewu jigéen na lay maas benn jigéen moo may maas wala xanaa bi muy dem di maasewu ñoo ko jigéen a may maas. yow jigéen du la maase. waxuma loolu de. mais duma ci boole massage bi ci rax noonu de massage bi rax dara wóoruñ ñaanuma ko yàlla de. wóoruñu ajee ko wax léegi man néew ma la moom moo ko def de déggaluma ko tamit mais aji miy jël kàddu wax Sénégal yépp déglu wax man lay wax lenn dama am benn xarit bi ma fréquenté daf ma ne doomam dafa toog wax la lenn de lu leer pour nga comprendre mu ne dafa ñëw ci moom ne ko waaw mais papa doo wax nguur gi ñu xool nan la ñuy bàyyi Ousmane Sonko ngoon le lendemain mu ñëwaat mu ne papa man maa la ko waxoon mais génne naa ci Ousmane Sonko mu ne lu tax papa ji ko wax de mu ne lu tax mu ne bi mu taxawee fële gendarmerie il a fait exprès comme manipulateur la jël ñaari loxo yi boot leen si ginnaaw mel na ku ñu monote du gendarmerie ci rond point bi fii. waaw mel na ku ñu monote ñu photo yooyu génnee ñu ngi koy monote loolu manipulation la te loolu sénégalais yi yéex nañ ko xam boo demee nag ci assemblée nationale moo fi jëloon kàddu ne chaque député am nga 10 millions ndax loolu am na te il est député nous sommes des députés amut mënul génnee benn preuve. da ngeen ko doon waaj. ci xibaar yi ñu doon wax jamono yooyu mu wax ko ngeen teg ko ci suuf. bu ma ne moom dafa ne député bu nekk da ngay am 10 millions loolu la wax te député la moo xam ne amul gisul benn député bu am 10 millions. député salaire bu gën a kawe 1 million 300 mille ngay am ñi nekk membre commission ou membre bureau ñoom ñu am plus ça c'est tous les députés amul opposition amul pouvoir l'assemblée elle est nationale assemblée pouvoir moomu ko opposition moomu ko man daal lenn sëriñ bi ko waxoon na dem marché wu loolu laa bëgg nga comprendre. neew na mën na sax xëy na tàggoon na ko jigéen la fekkewuma ko mais même su doon jigéen la nee na ko comme bu dee da ngay faju moom moo ko wax de yaa ngi toog yaa ngi déglu même boo toogul ci conférence de presse am mais waxul ne sëriñ bi néew ko yaa ngi def procès Ousmane Sonko te nee nga dañ ko bàyyee yoon waxuma ren non man waxu am na yoo xam ne dafa leer avant yoon dafay atte mais am na ay kaddu yoo xam ne dañ koy wax loolu moo ko wax du man maa ko wax moom moo ne bi mu feebaree dem na ci sëriñ laaj ko sëriñ nee ko bu dee jigéen la mën nga dem maasew bu dee faju ñëwaat mais faju bi dafa rax leneen na faju rek ñëwaat na dem maasew rek ñëwaat mais bu dee dafa dem maasew boole ci leneen nag ban sëriñ bi koy wax ne boo demee maasew bëgg nga ci boole leneen viol bi ñuy bëgg dama lay wax leen Babacar ban sëriñ bi lay nax boo demee maasew na nga ci rax leneen sëriñ bu ko mënta wax bu dee moom moo ko wax waxul ni sëñ bi dañu ko raxal wala raxul dañu ko sëñ bi la tàggoo ba xam jigéen mën na koo bës actuellement yooyu boobu débat sax même buñ ci sorewul amul pour Sénégalais yi ñu ngi seetaan di xam di àtte au fur et à mesure di xam sans même may toog di expliquer dafa leer ci bopp nit ñi léegi manipulation baa ngi ci biir Adji Sarr mi meilleur interlocuteur la moom sujet moo porté plainte du état du détournement deniers publics du xaalis état du leneen dara yóbbu ko mu répondre gendarmerie nationale lu dul porte plainte d'une sénégalaise comme toi comme man comme moom moo porte plainte affaire du privé la moo jëlaat kaddu wax ba ñëpp dégg am na kaddu yoo xam ne du ma si jaaraat ndax dama respecté Sénégalais yi góor ak jigéen respecté diine Sénégal yépp loolu moom na jël tontu Adji Sarr tournée yi muy def nii encore di dem dans les hommes politiques di def yenn yi ngir yàlla ne leeral Sénégalais yi li Adji Sarr wax interpellé wu la yow interpellé wu ma man moom la interpellé Ousmane Sonko li muy wax nii wax ju leer na mais jëf ji li koy leeral justice la. Ousmane Sonko tamit wax na lu leer. na waat. lan la wax mais il n'est pas obligé. ah pourquoi il n'est pas obligé buñ la jiiñee dara buñ la jiiñee dara ce dossier baa ngi justice te ki la ko jiiñ
dafa la porter plainte dossier baa ngi justice nee na boo jëlee kaamil alxuraan newuñu la kaamil bu ñu dagg tuuti wala daalin newuñu la kaamil bu ñu jëlee benn papier boo xam ne kaamil bi day manqué newuñu la kaamil boo xam ne foo yi. non xam nga couverture bi rek moo am bindi alxuraan ne kaamil tëj bi dara attan na def loolu parce que c'est un grand manipulateur. xam nga war a bàyyi affaire kaamil parce que yow fii la yaa awa invité ina anzal naaw fii la cadre nga doon wax. waaw xam nga yow affaire sama allo soriwul. waaw donc da nga ciy maandu. sama allo soriwul. man moo tax nag may interpeller ñi nga xam ne seen allo sori na ñu ciy bàyyi xel parce que moom manipulateur la mën na indi kaamil alxuraan boo xam ne ñett fooy ci nekk sax mu indi kaamil alxuraan taxaw ne waat na. nit ñi di seen mbokk journalistes yi di génnee Ousmane Sonko waat na te fekk d'abord dafa dagg wala daalini bi nekkatul kaamil wala te fekk am na foo yu mu ci rocc yoo xam ne nekkatul kaamil mu waat bu koy def bu mu indaali sëriñam boobu aussi bu ko yabal mu dem maasew nañu indil beneen sëriñ pas sëriñam boobu bi ko yabal mu dem maasew gëmuñu loolu lu ñu gëm mooy sëriñ boo xam ne Sénégal la ko tànn mu toog xool kaamil bi mot na mu jël kaamil waat bu waatee est-ce que coow li jóge ci salon de massage boobu yow anajer nga léegi ci yow mi nga xam ne tamit da ngay dem di bëslu mbaa bàyyi nga ko. non man néew ma la damay dem di bëslu nag. léegi waxuma la ko de man daal salon de massage bii. mooy bëslu rek. salon de massage. jigéen maas la nga bëgg ci maasaale leneen yàlla ma yàlla musal ci loolu. léegi dégg nañ ku far ci yéen Yankhoba Diattara ministre. bokk ci réew mi parti Idrissa Seck. waay wax na ni coow lii day tere Ousmane Sonko nekk candidat élection présidentielle 2024 dafa jàpp ni xëy na dañ koy teg daan xañ ko mu présenté wu yow tamit loolu nga gëm. non loolu man mënuma ko wax parce que xaw ma lu justice di valider man nee naa la am na yoo xam ne kaddu yoo xam ne mbirum politique mën naa ci sori lool ndax moom yàllaa ma ci boole ma koy dox di ko def te engagement la yor ci Macky Sall mais lépp lu justice di doxal. du ma juriste jànguma xam naa ne nag ministre de la justice bu fi ne c'est un juriste plein c'est un avocat de haut niveau magistrat Sénégal yi c'est des intellects de haut niveau. ministre bi nga ne toj yu mu def de. dama lay wax rek mais du tere am na njàng am na niveau. am na njàng am na niveau du morom yu bëri fii suñu magistrat yii nii justice bii suñu magistrat yi fi nekk magistrat de qualité lañ ñi am jàng la procureur de la République macha allah nous avons. des gens yoo xam ne am nañu expérience bu doy bokkul ak ñoo xam ne mosoo nekk sax adjoint chef de centre bëgg a jiite réew xam nga réew yàllaa koy joxe mais expérience dafa baax ci wàllu état. gis nañ ay réew yu am doole yoo xam ni oui gis nañ ay réew yu am doole yoo xam ni. ay nit nekk nañ fa président. maa la wax loolu amul benn jaar-jaar. d'accord na mais xoolal seetaanal expérience ci wàllu état dafay servir lu bëree. yow Sonko bu ñëwee changer système bi yow du la arranger. non pas du ma arranger. néew ma la Sonko bu ñëwee change système di ma arrangé wala du ma arrangé mais sori na ñëw système d'abord nous avons un président de la République déjà qui est là te tamit bi ñu demee élection yi passé troisième la ñëw boo xam ne day dem amoon na ku am deuxième bul fàtte loolu day dem bul ignorer le président Idrissa Seck qui avait 26% et quelques kooku du caaxaan te tamit yor situation politique bu rafet maa ngi gërëm waa Thiès yépp ci engagement bi yoon ci Idriss Seck nit boo engagé wu ci moom da ngay am loyauté. am na ñu génn ci parti bi bàyyee ko ma ne la da ngay am ñu génn ci parti bi bàyyee ko da ngay am loyauté ndax li mu fekk Macky Sall. en tout cas waa Thiès bi Idriss Seck diggee ci politique ba tey depuis combien d'années il n'est pas dans le pouvoir mais kan moo ko mus a gagné Thiès wax ma kan ku mu bëree Thiès daan la loolu mooy wane ne waa Thiès gore nañu lool. man du ma waa Thiès milité ma waa Thiès mais rafetlu naa seen position ak Idriss Seck ndax nit da ngay déggu engagement politique da ngay dem ba jeex day tàng jër dem ba sedd nga yor sa position bopp. Idrissa xëy na amoon na jamono yoo xam ne yàlla mayoon na ko kattan may ko situation daf leen gestu lool ñu nekk ay nitu kóllëre fàttewuñ ko ñu xalaat ne bis bu ko yàlla mayee position bu baax dina dellu si ñoom aussi teranga bu mu am bokk ko ak ñoom moo tax nag man bokkuma Thiès affaire séddoo alalu réew mi ngay wax nii. luy séddoo alalu réew mi. lu mu jëlee ci nguur gi. lan mooy nekk politique ñoom mais oui li mu fa def alalu réew mi la xanaa waa Thiès bokkuñ ci réew mi loolu nga bëgg a wax yow alal réew mi Thiès bokkul ci réew mi. lan mooy jël. ma ne alal réew mi jël yëf yi dem bokk ko waa Thiès. indépendance bi ñu doon defar di ko yóbbu dans les années ay 2003 2004. mujjul am mais li mu fa def ay corniche bi mu fa def ak yeneen infrastructure yu mu fa def bi mu nekkee premier ministre la
loolu c'est normal kii xalam di ci jaay yow tamit nag loolu c'est normal. c'est grave hein. boo amee position ci wàllu politique dimbali say mbokk dimbali sa gox dimbali sa parent. ni ngay man de lu ma am ni ngay waxee ni rek moo tax gars yi bëgg a changer système bi. ma ne lu ma am ci sama àdduna ci wàllu kattan wàllu mën-mën dinaa ko yóbbu sama arrondissement Bossé arrondissement des Anges. dinaa yóbbu sama commune bu lewee dinaa yóbbu sama commune. ma ne dinaa yóbbu sama commune. te laaw ñoom ñoo ma def maire loolu dama ci tiitaru trop ndax askan bu ñu jëlee ba def la maire Idriss a été maire nekk tey président du conseil départemental boo amee teranga bokkoo ko ak ñoom kan ngay bokkal da ngay bokk ak réew mi bien évidemment. am na ñeneen ñu mu jàppale bokkuñu waa Thiès man tey lépp lu ma am bëgg naa ko yóbbu Fuuta de. d'accord te tamit du ma ci nëbb nag lu ma am teranga ju ma am ak mën-mën ba ma am. ak lépp lu ma yàlla wërsëgal ci bëgg naa ko yóbbu Fuuta. est-ce que Macky Fuuta nag bokk ak waa Fuuta yëpp Podor Matam Kanel yëpp ak Ranérou ndax Fuuta laa bokk. bëgg naa koo bokk ak département bi bëgg naa koo bokk ak arrondissement bi mais ak sama commune ñi nga xam ne ñoo ma fal ma def. ma nekk est-ce que Macky buy dem Idi lay jox. Babacar del poser question yoo xam ne qui sont cohérents. du tamit nag. du ma la laaj. déedéet. Macky Sall amul dauphin amul ku muy waajal. déedéet. amul dauphin on n'est pas arrivé en ce moment loolu c'est trop tôt d'en parler. am na ñoo xam dauphin 5 ans 10 ans lañ koy waajal. mais oui ku nekk ak sa programme politique. on n'a pas ce programme nous. affaire dauphin loolu kan moo koy calculer. ni mu amaguñu mi mandat mois d'avril bii tey ñaata la sax ci weer wi. 31 mars. 31 mars suba mooy 1er avril 2 avril bii di ñëw la defoon prestation de serment muy 2 ans yoo xam ne Macky Sall fal na amagul mi mandat loolu nan la ñuy waxee ay dauphin. kaddu yii nag yi ngeen di posé mooy indi jaxase ci biir réew. wala jaxase mélangé wàllu politique. Idriss Seck mi ma déglu keroog Idriss Seck mi ma xam naa xelam fees na trop macha allah. xanaa tey. ak démb yëpp loo ko yàqul ci àddina. loolu nee naa la mbirum politique moo mel noonu. c'est trop facile aussi. ma ne la il faut ñu respecter sénégalais yi aussi. dans les postures déglu wax la Babacar. man ak Idrissa mosuñu jotee benn problème sama àdduna. Idrissa ku mu doon àndal di politique Ablaye Wade la Macky Sall ànd ak Ablaye du ñuy ànd ci wàllu politique ñoom ñëpp ñu tàqali ko Idrissa musul ànd ak Macky Sall ba yàlla dogal tey ñu àndaat loolu lan moo ko waral ngir intérêt réew mi c'est pas l'intérêt d'Idrissa Seck wala intérêt Macky Sall intérêt réew mi lan la ñëw Idrissa Seck ci wetu Macky Sall changé ci réew mi. waaye réew warul bëgg a dal amu fi woon. bul wax loolu. bu doon loolu am na njëriñ. Idrissa Seck am na xalaat boo xam ne tey. expérience bu mu yor ci wàllu état wala réew mun na ko baaxee Macky Sall soxla na ko loolu c'est que mbirum réew du ñu naan man opposition laa rek du ma ñëw ci Ablaye Wade mii jiite woon réew mi Ablaye Wade mi nekkoon président la demu doon fii nekk membre du gouvernement dans le pouvoir de Abdou Diouf amoon na yor ministre loolu mbirum réew la mais terewul ni saa yu candidature ñëwee Ablaye da daan poser sa candidature mais bi mu nekkee bu ñu toogee di waxu réew mi kenn ku nekk da ngay lem say ambition bopp teg ko ci suuf ñuy waxtaan waxu réew. léegi. looloy réew. ñi ne ci yéen di ngarale nekk ci Macky Sall ba noppi di suuraale ëllëg teg seen tànk feneen yow est-ce que mën nga cee génne sa bopp léeg-léeg ñu joxoñ ñu ci mel ni ay ñoom Aly Ngouille Ndiaye ay Amadou Ba ne dañoo bëgg jël place Macky Sall. te yow non déglu ma ma yeggale laaj bi non yow yaa ngi gis ak Macky Sall saa yu la neexee. ñëpp xam na sa diggante ak moom waaye da ngay ngarale parce que da ngay jokkoo ak ñoom Amadou Ba ak ñoom seen dëgg la am du dëgg. Amadou Ba démb laa gëj a jokkoo ak moom si guddi. barki démb laa gëj a jokkoo ak Amadou Ba sama xarit dama koy assumer bi Macky Sall di ut nguur gi on n'était pas au pouvoir te Macky Sall la àndal régime bi fi nekkoon Souleymane Ndéné yàlla boole woon ma ak moom ma koy seeti dem ba Petit Palais di ko seeti en tant que premier ministre du xaalis du njëriñ du teraanga yàllaa ñu boole woon rek ñuy soppante man ci sama wàllu relation d'amitié am naa ci liberté mais engagement politique kenn du ma ci boole. Amadou Ba nous sommes des amis avant que Macky Sall di falu avant muy nekk ministre nous sommes des amis su génnee notre amitié restera mais wàllu politique te tamit dama dégg Amadou Ba dégg la Aly Ngouille Ndiaye ñi ñaar yëpp déglu naa leen Aly Ngouille Ndiaye nekkoon ministre de l'intérieur taxaw tey woone sa propre position que moom il est toujours dans l'APR man damay considérer ne Aly Ngouille Ndiaye membre du secrétaire suñu dernier secrétaire exécutif Amadou Ba dafa ñëw toog Aly Ngouille dafa ñëw toog te ñoom ñaar yëpp xam naa leen xam naa fit Aly Ngouille Ndiaye surtout Albouri la bu du woon amul benn engagement 1% pour des ci Macky Sall na gën a rendre ses démissions bu yàgg dem na
doo bàyyi affaire surtout Alboury ak ay lamtoor. lu tax ma koy bàyyi. dama lay bëgg a wax ne palum député bi kooku pala day jeex tôt tard mais dara ji moom lay deewaale. waroo ko woon falu parce que assemblée nationale sa tànk du fa jam. lu tax kenn xamul ban genre député ku la ko wax. mais ñun yow da ngay député yow. chaque jour ñu dem. yow da ngay chaque jour ñu dem assemblée te duñ la fa gis. chaque jour nga dem député yow. saa yu plénière amee saa yu plénière amee ñu dem. néew ma la damay dem bis bu nekk de mais damay dem. kañ nga gëj assemblée nationale yàgg na. démb laa gëj assemblée nationale. non Farba te am nay député yoo xam nga ni instant bi mënuñ ko contrôler. ba ci lan am nay député yoo xam ne plénière bi bu mu jeexee ba tey teguñ seen tànk assemblée te man démb laa gëj assemblée nationale démb si ngoon laa gëj sama bureau maa moon ay audience. démb laa gëj travaux assemblée nationale doo ci bokk. lu tax travaux commission assemblée nationale ak séance plénière yi doo ci bokk. loo xam ne dañ fay waxtaanee yu am solo mais c'est pas tous les séances plénières wax ma ban député bi siège tous les plénières du début à la fin. bariwul am na député yuy teew. bariwul ñi teew tous les jours du opposition du pouvoir am na ay ngant boo ko yoree wala ay situation boo ko yoree doo dem ci yi plénière c'est pas tous les députés. Amadou Ba ak Aly Ngouille ak ñeneen ñi nga xam ni Macky dafa tàggoo woon ak ñoom te ñu tudd leen sànq seen dellusiwaat. ci biir liggéeyal réew mi est-ce que lu jaadu la fii nu toll. ma ne mbirum politique da ngay comprendre benn affaire. d'abord. su la déggee day wax dafa mel ni yow yaa dàq politique Sénégal. ma ne waaw mbirum suñu borom la. pal yàllaa ko yor jaar la ko ci président la bu waree jeex day jeex gis nañ fi ñu fal bokk ci gouvernement ñu dindi leen kenn rek laa la ci mës a jox mën naa la ko jox walla ñaar walla ñett dañ lay dindi poste ministre carrément dégg lu baax li ma lay wax Matar Cissé lu fii la nekkoon DG des douanes ñu jëlee ko fii yóbbu ko ministre du budget ministre du budget ñu jëlee ko ministre du budget dans le gouvernement yóbbu ko directeur de cabinet du président de la République c'est un homme influent en tant que un homme du directeur de cabinet moom rek wala AG ñoo am par délégation de signature adressé benn lettre yónnee la ko par délégation de signature du président de la République mu jógee foofu dem direction générale u Sénélec dañ ko dindi gouvernement jóge na foofu nekkatul dara benn moment président amaat confiance xalaat ne mën na ko service Sénélec mu yóbbu ko Sénélec ñu passé élection présidentielle mu jëlaat ko indiwaat ko def ko ministre de l'énergie et du pétrole. après mu xalab ko. ba ci mais loolu dafa mbiru yàlla la est-ce que ñi fi nekk ministère dañu jàq y a des gens ici ci wàllu diplôme kenn dàqu leen jàng suñu borom dogalu ko. mbiru yàlla wala jëfug Macky. non mais da koy jaarale ci moom la Sénégalais yi élire nag. moom tax jëfam jëf yi moo ko moom. loxooma mais bul fàtte lépp luy am d'abord yàlla koy jaarale d'abord ci dogalam jaarale ko ci Macky Sall. il faut nga comprendre loolu Amadou Ba mi ngay wax nii ministre des finances la woon jógee foofu gouvernement changé mu yóbbuwaat ko ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur mbirum pal la est-ce qu'il doit rester aux finances publiques jusqu'à la fin du mandat de Macky Sall Macky Sall mën na xalaat ne servir na ma fii ci benn moment ma jëlaat bii responsabilité jox ko mooy gën ci man loolu président da koy xam nga jël Aly Ngouille Ndiaye bi Macky Sall faloo 2012 ñaata portefeuille la Aly Ngouille changé ministre de l'énergie nekk na ko fi ministre de l'industrie avant d'être ministre de l'intérieur yooyu yëpp mbiru suñu borom la tey nekkatul ci gouvernement président la est libre suba xalaat ne kii Aly Ngouille mii mi ma defoon ministre de l'intérieur expérience am ci wàllu état am na moment yoo xam ne dindi woon naa ko jamono juñ toll nii bii département mën naa am confiance dénk ko loolu dara ne ko ci wàllu politique loolu du ci ñoom la. njëkkee ci sa xalaat ginnaaw yoon nangoo am xalaat mais wax ñu nag sa xalaat ci bii. sama xalaat ci lan. est-ce que ñooñu mu jëlee fi woon daf leen war a indiwaat. waaw non nee naa la loolu prérogative du chef de l'État la prérogative du chef de l'État. li lay wax amoo xalaat. du ma fii toog su ma ko waxee ba pare nee naa la bu may pare di daaneel da nga may xeeb wala nga naan kii li muy wax du dëgg dara du ci dëgg bopp chef de l'État. képp ku la wax ne lii xam naa lu ci nekk rek yaa ngi wax ay toj-toj da lay wax 1% ci li nekk ci moom yeneen 99,99% mu ngi ci moom loo xam ne waxuloo da ngay génn nee naa dans son bureau dem woon ko ginnaaw mu delloo bunt bi keneen ubbi bureau bi mu wax ko loo xam ne du la ko wax ça c'est l'État il faut nga xam loolu. ñu jeexalee ci Karim Wade ak Khalifa Sall mi am jàpp ni war nañ leen a mayaat. ñu tàmbalewaat seen yëngu politique normal présenté ci ay élection normale est-ce que yow jàpp nga ni lu ñu war a def la. loolu lan la. Karim Wade ak Khalifa Sall ñu delloowaat leen seen i droit ci wàllu politique.
xam nga li nga may posé question su ma xamoon jàng école te ba ma jàngoon école nekk juriste ma mun la ci tontu. justice dafa non li du affaire juriste. est-ce que waruñoo justement jaar ci yoon dem assemblée nationale. voté loi d'amnistie may leen ñu ñëwaat. xanaa du da nga wax ne jaar ci yoon boo nee war nañu jaar ci yoon loolu mooy lan. jaar ci yoon mooy assemblée nationale voté une loi d'amnistie contre les en faveur de ñi nga xam ni ay délits économiques lañ leen wékkoon. loolu ça peut se faire mën na nekk projet de loi. est-ce que ànd nga ceeb àndu ci loolooy laaj bi en fait. déedéet man xam nga lan la ànd man mbarum politique nee naa la aw ma indépendance en matière d'amitié de relation je suis trop indépendant mais politique aw ma indépendance lépp lu ñu may bëgg a def loo rek bëgg maa wax loo na fekk Macky Sall ànd na ci man am naa xalif ci wàllu politique. yow defoo ko xalif yonente nga ko def xut bu samaan. man nee naa am naa xalif déedéet du sama yonente amul sama xalif la ci wàllu politique et je l'assume je persiste dama koy signer dama koy assumer wàllu politique tant que kàbbarul du ma naan subhanallah du ma ci teg baat damay taxaw rek croiser les bras tant que Macky Sall kàbbarul ci wàllu politique. non yow kay bul jootale gannaaw sa alluwa soriwul. sama alluwa soriwul oui soriwul moom wax dëgg yàlla mais nag tension de sama alluwa soriwul de mais am na lu ma xam de. jànguma école de mais am na lu ma xam de. am na lu ma xam de. jërëjëf Farba Ngom ci waxtaan wi. jërëjëf. merci Babacar. ñi ci nangu wuyu si ci sunu invitation ci émission Faram Facce. di gërëm ñëpp ñu doon seetaan gërëm Vieux Diouf ak ñi mu àndal ci régie bi. àllarba incha allah emploi des jeunes nag yooyu yëpp dafa bokk ci li. waaw waxtu bi moo ñu xoj li Macky Sall nas justement ci emploi des jeunes. yow parce que xam nga ne xoolaaj doo wax. nga ni sa waa ji bu kàbbarul doo tontu maa ko wax sax. léegi emploi des jeunes kay Fouta doy na la ci Fouta Tampi doy na la ci. déedéet waaw Fouta daal bëgg naa ma emploi mais dama bëgg Sénégal te Sénégal du Fouta rek fa laa bokk bu doon sama sago lépp lu ñu am yóbbu ko foofu nag bu doon sama sago hôpital principal bi fi ne dañ koy peele rek def ko ci bulldozer yóbbu ko dem teg ko Fouta teranga bu ma am bëgg naa mu dem Fouta ak lu ma am lu baax rek bëgg naa mu yóbbu ko Fouta mais nag Sénégal du Fouta rek nous avons 45 départements nous avons 14 régions te ñoom ñëpp ginnaaw yàlla benn chef de l'État la ñu am ñoom ñëpp ñu ngi yaakaar ci li nguur gi am président boole leen ci loolu. ñu gis ak ay pexem yu doyul yu doyadi. donc te programme yoo xam ne mënut a régler problème boo xam ne suñu pétrole mooy impôt suñu pétrole mooy douane xaalis pétrole bi duggagul ñu ngi ñaan yàlla réew mi dal ñu ànd ak dal jeunes yi nañu déglu discours bi chef de l'État wax. te incha allah bu ci yàlla àndee d'ici le 8 ou xaw ma le 9 day def conseil présidentiel jeunes yi nga xam ne dañoo bokk ci ñu structuré ko ci biir Sénégal yëpp. réunion yi ñoo bëri. non jëf lañ wax. moom laa la wax gone yi am xëy. moo tax mu gaawantu loolu lii programme bu muy géral boppam la kenn du ko géral kenn Macky Sall mooy géral boppam nee na leen samay gone réew ak samay réew déglu naa leen dégg naa leen tamit. dégg nga discours am bi yaa ma dàq jàng yaa ma gën a jàng ci wàllu école discours am bi du apaiser kese dafa jël en compte kilifa diine yi ndax seen i doxalin ci lu baax ba pare jël en compte jeunes yi nga xam ne mooy c'est des jeunes sénégalais boobu xoolul ki ànd ak moom ci wàllu politique ak ki farul ak moom ci wàllu politique jeune Sénégal la wax loolu dafa am solo wax leen léegi nag conseil présidentiel bi su jeexee les décisions vont tomber waxuma la réunion mais quand on parle de 300 et quelques milliards du neex a séddale nag loolu lu ñuy xoolaat la saytu la waxtaan ak gouverneurs yi waxtaan ak les préfets waxtaan avec les sous-préfets waxtaan ak les conseils communaux de la jeunesse communale départementale régionale yooyu dafa am solo ak association yi waxtaan avec des intellectuels ñi nga xam ne am nañu espérance ci wàllu financement loolu moo am solo fi mu nekk nii loolu la Sénégal yëpp di xaar te xam naa ne bu ci yàlla àndee sama laamtooro bu ci paree ñëpp dinañu mos gis ci seen bopp maa la ko wax. jërëjëf Farba Ngom député maire de Agnam. ca diwaanu Matam. beneen yoon beneen waxtaan ci ay jamono xëy na. yàlla nañ ko fekkee. jërë ngeen jëf mbokk yi panaanum jàmm. ndax bii nga xam ne moom lañ may fole mandat juróom-ñaari at la.